asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaw man la Meissa dellu si waat ci émission beneen baat bu bees ak Cheikh Gueye bi nga xam ni moo yor site bi ñuy wax sunuinfo.com nekk Sénégal à Touba di xale bu am jom ku am détermination. loolu nag fu ñu ko gis ci Sénégal rek ñun dañu koy bëgg gën a partager gën a tas parce que exemple Sénégalais yu mel noonu daf ñu dañ ci am défaut. donc dellu si waatoon bëgg waxtaan ak yéen ci maanaam ñaari mbir benn bi mooy sur l'affaire Khalifa Sall beneen bi mooy ci wàllu élection yi nga xam ne ñu ngi ci jëm. Karim Wade demandé woon pour def candidature je crois ou bien demoon inscrire ci liste yi le gouvernement en place ne moom kat qualifié wul pour mën a inscrire ci liste yi et qualifié wul pour mën a dem ci élection yi di ñëw sama jàngat bu njëpp ci affaire Khalifa Sall. du ma dugg ci li Khalifa Sall def wala ñàkk def parce que Khalifa Sall liñ ko jiiñ ak ni mu défendre woon boppam bu njëkk man dama ci àndul woon parce que à chaque fois man damay xool ñan ñooy victimes yi njëkk rek et pour man ñan ñooy victimes yu njëkk moom mooy le peuple sénégalais ñu leen di massawu encore bu baax a baax maintenant. Khalifa Sall dafa demandé woon recours au niveau de la CEDEAO parce que dafa am benn cour de justice maanaam Sénégal dafa signé benn traité ak ay nawleem muy ay pays yi nga xam ni ñoom ñoo constitué la CEDEAO nekk foofu en Afrique de l'Ouest donc da nga toog ak ay pairs maanaam da nga toog ak ay nit nga xam ni say nawle lañu ngeen signé wax ne ñun kat nii la ñuy doxalee ci kaw signature boobu tamit ci lañu créer benn cour maanaam ñenn ñi nga xam ni war nañu mën a àtte kat ñoom xew-xew yi nga xam ni dafay xew ci espace CEDEAO bi Khalifa amee problème ak justice su Sénégal xalaat ne moom kat dañ ko néewal doole. maanaam joxuñu ko ay wàccuwaayam comme ni mu waree mu trouvé que ni am na injustice ci niñ ko jugé dafa déposé woon recours foofu ci couru CEDEAO na xëy na foofu dinañ ko dégg ñooñu bi ñu càmbaree xoolaat mbir yi ni mu doxee nee nañu kat Sénégal nii nga doxalee ci kaw Khalifa Sall teguwul ci yoon waxuñu ñu ko. lii nga jugé maanaam waxuñu ko ne kat lii nga wax tuumaaluñu ko lu mu def mais dañ ko tuumaalee ci niñ ko àttee et bu dee nit ki nag niñ ko àttee dafa jaarul ci yoon bu keroogee kat da nga ko war a bàyyi et loolu moo tax ñu daan Sénégal ba pare ne ko sax da nga ko war a jox ndàmpaay. donc en ce moment-là du moment que ni ñun muy Sénégal ratifié woon nañu traité boobu ànd ci ak suñu ay pairs dana war a kat tënku nag ci loolu li ñu wax parce que mënoo ànd ak ay nit ci benn règle ba pare nga jéggi règle boobu non Sénégal warul mën a def loolu ak ñun suñu gouvernement fu mu mënti toll. ci kaw ay réflexion wala ci kaw niveau dafa am leen li nga xam ni béaba la et loolu ñoom dañ ko war a comprendre donc amatul sax ñuy taxaw di manifester di yuuxoog di kërëb la loi reste la loi te loi bi kat daaneel na Sénégal ci ni mu àtte Khalifa Sall en ce moment là kat dañu war a bàyyi Khalifa Sall. man mësuma d'accord ci ni ñuy doxalee ay caisse d'avance ak yooyu yëpp mais nag dafa am leen li nga xam ni droit am la
te war na ko mën a demander donc solennellement la ñuy demander ñooñu nga xam ne ñoo yor affaire justice bi biir Sénégal ñu bàyyi Khalifa Sall ndàmp ko comme niñ ko waxee mu mën a dellu ci biir njabootam. beneen bi mooy wàllu Karim bi ñu wax ne dafa demandé woon pour inscrire boppam ci liste yi ñu ni warul mën a inscrire boppam et bu ñëwee Sénégal dinañ ko arrêté foofu nag man ay question yu bari dafa nekk ci sama biir bopp parce que dañuy fàttali que kat ni Karim CREI moo daloon ci kawam Karim ñu condamné ko xaalis bu alal bu bari ñu bari nag ñi ngi naan waaye gisuñu xaalis beeg yu demee noonu xaalis moom ci ay secondes mën nga léeral ay milliards kenn du ko gisati am na ñi nga xam ne boo leen fayee sax ñu nëbbal la xaalis bi donc loolu c'est pas la question maintenant man la question mooy lan la Karim signé lan mooy protocole boobu nga xam ni signé na ko ba ñu jël ko yóbbu ko Qatar mu nangoo dem Qatar ba temps yi ñuy wax élection à 1 an des élections mu ni waat dafay dellu si wala mu ni waat dafay dem di inscrire lan la signé woon ba tax na tey ñooñu ne ko mënatoo inscrire sa bopp mais mënatoo tamit dellu si biir réew mi loolu dafa jaraat leeral protocole yooyu nag ñuy signé ci kaw doowu maanaam ci kaw peuple sénégalais loolu moom ci boppam la ñu waroon a gën a leeral et loolu nag la ñu leeralul moo tax foofu la ñuy delloowaat question bi rek ci mbiru Karim Wade ñi ngi dem nag ci élection yi te élection yi comme ni ñu waxee rek le débat fi mu war a nekk dafa posé gul ba léegi commencé woon nañ ci woon tuuti mais dafa mel ni ñu ngi koy bëgg a arrêté muy sur les contrats pétroliers jotoon nañ ci wax mooy ci wàllu corruption yëg ngeen li ñuy wax ci affaire Prodac avec ministre boobu ñuy wax Mbaye Niang wàllu ces centaines ou su ma juum mënu bëggul juum sax ces milliers de jeunes yi nga xam ni ñi ngi faatu au Niger au Mali en Libye dans la Méditerranée c'est tous ces jeunes yi nga xam ne ñi ngi daw réew ma pour des problèmes d'emploi ñu jël alal ne kat dañuy teg ay systèmes yi nga xam ne dinañu mën a permettre xale yi dem bayi wala dugg ci biir liggéey ay nit jóg ñuy wax ne ay détournement wu ay milliards te loolu yëpp kenn càmbaru ko kenn leeralu ko muy problème mu emploi muy problème mu santé muy problème mu justice muy waxtaan yu bari yi nga xam ne war nañ ko commencer initier dès maintenant pour càmbar ko pour régler ko régler ñu ko toujours ñu ngi ci ay wax yi nga xam ni rek kii moo fi defoon lii kii moo fi defoon laa je pense que ni dinañ delluwaat ci élection yu romb ko bu dee dañuy fal ñeneen wala ñi fi nekkoon ak yu demee noonu ba pare problème mu Sénégal du mës a régler parce que considération yi ñuy resté moo nekk considération wu kesew dara newu ci leen li nga xam ni pour leeral peuple bi la dellu lu ñu wax rek nag pour daaneel que ni ça incombe au peuple les dirigeants les gens yi nga xam ni ñoom ñoo ñu jiit ñoom ñi ngi nekk ci leen li ñu war a nekk ñoom ñi ngi ci seen logique ñi ngi ci nit ñi xalaatee ni ñoom kat lii moom moo leen gënal parce que ñoom kenn toroxu ci muy seen doom muy ñëpp mais ñi gën a sonn mooy ce peuple là et c'est ce peuple là moo war a conscient ci lan la war a taxawee moom kenn mënu la xeexal kenn mënu la yërëm yow yaay yërëm sa bopp et donc lii ñoom ñu la bëgg a yóbbu mais yow yaa koy bañ damay jël le cas Fillon fii en France Fillon bi mu fi taxawee gars yi xalaat ne kii kat dafa luubal ak lii mais ci la ci français yi raxasu te Fillon n'a plus de chance politiquement il est mort en France parce que dafa toucher le cœur de ce qui fait fonctionner le pays un pays muy l'intérêt général bu dee corruption yaa ngi foofu rek ci ay élection présidentielle yow dee nga ñun nag dañuy réhabiliter à chaque fois ay nit bu ñu yàlla dimbalee ba kenn ñu éliminer ko
te kooku mu wóor leen nañu moom du industriel papaam du industriel maamam du industriel mais que ces gens-là se retrouvent tout le temps avec des milliards ñun ñu gis suñu peuple di souffrir à chaque fois ñu jóg bëgg ériger wu en défenseur de ces gens-là mais c'est nous qui alimentons le feu qui est en train de nous brûler à un moment nag il faut dire stop et ñun ñoo ko war a porter xam nañu bu baax ay nit yi nga xam ni kenn mësu leen xam ci dugg ci réew mi ci affaire luubal mais nit yooyu nañu jóg soutenir leen ànd ak ñoom ñu dem liggéeyi Sénégal maa ngi dellu di leen jégalu bu baax a baax di leen baalu àq di leen jox beneen daje ci beneen baat bu bees asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. avec l'homme d'ici baatu askan bi ñooy teewal askan bi Mahlahi di gën nga xam ci ciseau te di ngi fas yéene siisu fas yéene ciseau askan bi yeewu leen.